mel na ni ne modèle lu murid donc mooy ci sama xalaat modèle bi mën a tax Sénégal wala réew yu mel ni Sénégal yu ndóol mën a dal di dem ndax bu fekkee modèle la boo xam ne dafay sukkandiku ci sa pas-pas mu jël en compte dimension yëpp muy wàllu koom gi ku mën a def sa koom nga indi ku mën a indi sa ñax nga indi loolu bu ñu ko defee rek transféré ko ci sphère publique bi ñu ne voilà léegi on a des projets communautaires yi tous les citoyens sont appelés à contribuer waaye conditionnalité bi mooy na projet communautaire ba la transparence la bonne gouvernance na lépp delluwaat ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko tax a jóg muy askan wi bu boobaa am naa yaakaar modèle boobu dinañ ko mën a appliquer waaye bu loolu amut buñ ko mën a appliquer donc modèle bu mën a nekk la waaye à condition mu am contractualisation pas-pas ba ñu jëloon ci diine ñu xool nan lañ koy tuddee neneen ci wàllu science conventionnelle léegi muy moo xam ñu tuddee ko benn contrat moral nga xam léegi moom mooy nekk addiya bi le contrat moral addiya boobu kenn du ko sañ a lekk maire bi du ko sañ a lekk président du ko sañ a lekk léegi su ko defee ñu jël modèle boobu nga xam ne tey kenn ku nekk à hauteur de sa contribution léegi ñu promouvoir tout développement dootoo dem ci banque yi loolu it li tax ma di ko wax mooy la banque yi jox lii boo ko jëlee mot na fukki junni yoon wala boog bu ma ko waxee noonu waxin la waaye mën nga ne mot na fukki yoon la banque yi lebal boo jëlee aide publique au développement bi yëpp laa la wax ah muy bi nga xam ne moom nga jëlee ci kii yi état yi ak bi nga jëlee ci kii yëpp boo ko jëlee nga jël économie informelle bi ak contribution citoyenne mot na ko fukki yoon kon benn réew ndóolul benn réew ñàkkul li fi am rek mooy ñàkk am pas-pas bi kon yaakaar naa foofu laay daaneel sama kàddu pour wax leen ne lii mooy modèle vraiment bi nga xam ne tey moom moo jóge ci mbir moomu modèle boobu nag li tax mu mën a am mooy ma fàttali ko piliers yi nga xam ne moo lal mouridisme boobu nga xam ne naa c'est une action inspirée de l'islam authentique et dans toute sa globalité léegi islam authentique boobu nag bi ko sañ taxawal ñett la hilmun naafix amalu saalih wal adabul mardi yi donc hilmun naafix mooy xam-xam gu am njëriñ amalu saalih jëf ju sell adabul mardi ànd ak teggin yu am njëriñ maanaam ami teggin am ñaari dimension mooy individuel bi ci sa jikko waaye it bu la dara dara gàllankoor nga teggi ko mooy contournement philosophie du contournement bi may wax ci sama livre bi lecture scientifique de l'action de Khadimou Rassoul kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu loolu laa amoon comme introduction ak présentation thème bi di leen gërëm di leen. damay indi ab laaj rek docteur ci sa audio bii nga xamante ni da nga fee wax lu am solo ci njàngalem diine parce que lépp l'islam la Serigne Touba dañ ne sosul aw tarixa li ñëpp war a xam sosul aw tarixa dafa fekk yoonu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaroon mu fargay fekk ko mu buub ñax mi gàjj ko ni leen kaay la ñu dem yoonu wii mooy yoonu jaayante kon dafa yeesal ginnaaw bu mu yeesalee yoonu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci moment boo xamante ni mën nañ ñi ñooy génération bi mujj ci àdduna mu doon ay mag ay xale ay ndaw suñ boroom yow mii di docteur nga am ndombal tànk goo xamante ni yaa ngi ci administration wu nguur gi xëy na boo magul Macky lam lay magee du bari muy suñu président nga am xam-xam bu toll nii boo xamante ni dafa mën a développer am réew parce que Sénégal dañoo wàcc suñu ànd moo waral coono giñ am yëpp am ko parce que Sénégal mënuñu dem sans diine Sénégal mënta dem sans diine fi ñu toll nii dafa bari yoo xamante ni moo ñu gàllankoor ñàkk sell ak ñàkk laab moo ko waral parce que fii mag ñi diine dafa am lu mu leen jaraloon yéen ñu mel ni yéen na nga xamante ni niveau de intellectuel bi xam ngeen ko bu baax muy saaya si ngeen am ndimbalu xam baatin ça veut dire que su ma ko waxee mooy gàtt yër ngeen ay téere yu ngeen xam muy benn ci yéen mais lu tee ñi nga xamante ni fi ñu toll nii dañoo nekk ci bopp ba muy ku mel ni président jëwriñ docteur maanaam xalaat yu sell yu rafet yi est-ce que moom di ngeen ko waxtaanee ak moom mu di ko xam ni lii mooy réalité yi nga xamante ni mooy suñu blocage ci réew man loolu mooy li ma def problème docteur mu di laaj nag lii ngeen di xalaat te nga xamante ni dafa mën a suqali am réew parce que
yow bi nga dugg ci wàllu économie rek dugg ci wàllu banque rek ñun suñu alal mënta jaxasoog lu lewul mbay moomu nga doon wax fi mu toll nii muy wàllu gerte mag ñi dañ ci daan def loo xamante ni fi mu toll nii da daan barkeel da daan bari gerte fi mu toll nii gerte amatul benn valeur te pourtant warta am Côte d'Ivoire bi ñu ngi téye cacao ba nga xamante ni mooy seen économie bi gën a fort boo amul ay milliards mënuloo ci liggéey muy cacao tey jii fi mu toll nii fi mu toll ci monde bi ñoom ñoo ci sut te pourtant Sénégal foofu la waroon a toll ci gerte lan moo tax waruñu ko mën a indiwaat yooyu yëpp ay laaj la yoo xamante ni ñu ngi la ciy déglu daal vraiment di sant bu baax nag di la gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa daayira génération soppe Serigne Sam ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di am mbégte lool macha allah ci ñu doon topp waxtaan wi waaye nag di nuyu di jaajëfal di beral ak cant docteur Alioune Dione ci cours magistral bi nga xam ne tey joxe na ko fi ci thème bi ñu ko joxoon muy le modèle mouride comme approche de développement endogène mu commencé d'abord expliquer lan mooy développement ginnaaw bu mu campé débat ba pare lan mooy développement waaye tamit lan mooy développement endogène commencé waat expliquer lan mooy modèle mouride nan la ko Serigne Touba tëggee nan la ko gisee nan la ko tëralee la woon boppam yaakaar naa mu tënk ko ci ñaari ponk yu am solo muy li mu tuddee al hikma waaye tamit li mu tuddee al kitaaba bi ci njëkk mooy li ñuy wax yitte ndax ba Serigne Touba taxawee def wooteem bu rëy boobu rabbi ashabatika bil himmati muraatu rabbihim bi darsi ñi nga xam ne ñoom nga àndalkat na nga leen yar ci himma yaakaar naa Serigne Sam yàgg na kaa expliqué waaye yemul ci yar leen ci himma rek waaye dafee boole ñaar muy ginnaaw himma boobu liggéey ak jaamu yàlla yaakaar naa docteur Ndione foofu la indi tëralin bi nga xam ne moom la Serigne Touba tëral jaamu yàlla fàttali na ko ne Touba muy dëkk bi nga xam ne bañ koy tabax jumaa la njëkk a tabax doo ko tabax ay kër ak ay dëkkuwaay waaw kon loolu day wane maanaam primeur bi nga xam ne moom la jox jaamu yàlla waaye jaamu yàlla kese doyul ndax jaamu yàlla dafa war a ànd ak liggéey Yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Sam am na xissa bu muy faral di nettali koo xam ne moom si jàkk ji la daan xëy di jullee ko woor di jaamu yàlla waaye bañ ko waxee mu ne ku koy jox lu mu dundee ñu ne ko ñun ñëpp a koy dimbale mu ne yéen ñëpp a ko gën kon sëriñ bi ginnaaw boo xam ne nii indi na culte jaamu yàlla boobu muy les pratiques cultuelles la mu ca tegaat mooy nag liggéey gor ay tool nit ñi di ca xëy di bàyyi di am lu ñu dundee te yaakaar naa loolu mooy économie kon muy li ñuy wax rek ñaari concept clé yooyu muy al ilm wal amal xam-xam bi ginnaaw boo ko sàkkoo ba am ko nga def ko nag ca njëriñ lay jëriñ ëllëg ci sa wàllu jaamu yàlla waaye tamit nag nga boole ko ak liggéey yaakaar naa am na lu sëñ Sam di faral di fàttali ne sëriñ bi daan na ko wax na ngeen jaamu yàlla ba mel ne ku dul dee mukk waaw na ngeen jaamu yàlla ba mel ne ëllëg ngeen di dee waaye tamit na ngeen sax ci liggéey ba mel ne du ngeen dee mukk waaw da nga defar sa àdduna ba mel ne ku dul dee mukk waaye di fàttaliku ci àllaaxira ba mel ne ëllëg ngay dee yaakaar naa ñaar yooyu moo tënk tey modèle bi nga xam ne mooy modèle mouride te loolu bu ñu ko jëloon comme approche développement endogène boo xam ne day inséré wu suñuy réalité ñun si suñu réalité parce que approche développement endogène comme ni ko docteur expliqué mooy modèle de développement boo xam ne day partir des réalités endogènes day jóge ko ci maanaam cëslaay li si boppam day nekk ci société bi day nekk suñu culture yaakaar naa loolu professeur Joseph Kizerbo def na ci benn livre bu mu tuddee la natte des autres pour un développement endogène de l'Afrique mu ne Afrique bu ñu bëggee développer réew yu mel ne Sénégal il faut ñu demaat ci seen aada ak seen cosaan tëgg modèle boo xam ne dina dëppoo ak loolu yaakaar naa loolu mooy li Serigne Touba doon prôné boo xoolee cheikh am yëpp képp kum ci yabaloon fenn na dem fay lam lay njëkk a wax mooy ubbil daara di jàngal alxuraan waaye tamit fàkkal ab àll nga fay bay kon loolu yaakaar naa ni mooy modèle boo xam ne nii tey bu si ñëpp tënku woon amaana Sénégal fii mu yegg tey ak rang yi nga xam ne docteur indi na ko wax ne fa lañ toll ci développement danañ ko romb kon docteur ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu jëwrinu daayira bi di Serigne Djily Diaw Sam waaye tamit si turu mboolem waa daayira génération soppe Serigne Sam Mbaye yëpp di wax na ubbi nañ antenne bi képp ku am contribution wala laaj wala commentaire boo bëgg indi su ko defee mën ngaa dugg indi ko docteur dina la si tontu fii ak 0 heure di jot incha allah.
jërëjëf docteur encore une fois ñu ngi lay santaat bu baax a baax di la gërëm di la féliciter macha allah ci jaar-jaar yu rafet yi ndax bi ñuy gëstukat sa jaar-jaar gis nañ ni tabarkal la waaw yal na yàlla yokk xam-xam bi yal na la yàlla dëgëral yal na la yàlla kattanal wax dëgg yàlla gis nañ say jaar-jaar ni mu rafetee ci wàllum gëstu waaye sa wàllum formation rek déjà waaw fi ñu xool ku génnee César jaar ENEA jaaraat université yi gën a mag ci àdduna bi wax dëgg yàlla kooku kon dañ koy sant di ko gërëm ci oyof gi it oyof gi ndax waxtaan bi ñu la ko ñaanee rek wax dëgg yàlla amul benn condition boo ñu tegal dag nañu insha allah dinaa ko def sëgëm samay mbokk taalibe laa koy defal waaw kon nag loolu ñun dañ la ciy gërëm ci turu waa daayira bi yëpp man na xam naa laaj bi ma bëgg indi rek mooy damay faral di dégg lu ñuy wax économie sociale et solidaire may dégg aussi ci jamono yi benn concept bu bari boo xam ne bari na loo koy wax mel na yaa ngi ciy def ay gëstu yu xóot muy li ñuy wax économie immédiate léegi dama bëggoon nga defal ma différence entre ces trois économies là ces trois types d'économie li ñuy wax économie sociale et solidaire nga xam ne bokk na ci ñi ko ëpp ñu ko théoriser ci canadiens yi gis naa ci ay thèses yu ñu bind Sénégal ku ñuy wax docteur Sambou Ndiaye ci la bind thèse am économie sociale et solidaire en Afrique mais aussi professeur Cheikh Gueye xam naa xam nga ko bu baax muy géographe moom ak Abdou Salam Fall bi nekk IFAN bind nañ benn article bu am solo tuddee ko dërëm ak ngërëm le franc la grâce et la reconnaissance ba pare ci économie sociale et solidaire la ñuy wax ma bëggoon xam ñetti économie yooyu lan moo leen différencier li nga xam ne moom la ñuy wax économie sociale et solidaire économie immédiate bi ngay théoriser actuellement ak li nga xam ne mooy économie informelle ndax benn économie bi la appellation yu bokkul wala ndax modèle wala ndax benn bu ci nekk rek benn modèle économique nga à part loolu bëggoon naa nga dimbale ñu ci indi ñu ci ay leeral jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk mi maa ngi lay ziar bu baax tur bi nag laa jàpp maa ngi jégalu de waaye sa laaj bi am na solo loolu nga laaj noonu nga xam ne tey daanaka wax naa ne sax man ay junniy doomu aadama yoo xam ne damay jëflante ak ñoom gis ne ñoom ëpp xam-xam fuuf ñu ngi ci réew mi maanaam réew mi problème bi du ay problème mu borom mi xam-xam waaye problème mu système la système bi moo tax borom xam-xam yooyu du ñu mën a am place pour mën a bokk ci système bi tey ñi nga xam ne tey dañoo nekk ci biir du ñu bëgg ñuy ñëw ndax buñ ñëwee la tax ñoom ñu nekk fa du ñu fa mën a nekk am na benn borom xam-xam bu doon la politique du ventre maanaam politique u biir ngir sa biir maanaam ci waxin sax koll ngay wax koll politique u koll maanaam di politique ngir loo am loo def sa biir bu fekkee loolu nag mooy système bi tey képp koo xam ne da ngaa ñëw ne ah man dafa dëgg yàlla réew mi daal man mënatumaa supporter samay rakk su ma génnee gis leen ñuy taxawaal ci mbedd mi du ñu am lu ñu liggéey ma gis leen ñuy jàng mu leer ne jàng bi day ah li mën a tax ñu am ci dara dana jafe ndax liggéey yi lu ko waral ma gis yu mel noonu yu bëri bëri ba tax ma ne dama koy fexe du changer yow doo mën a am buntu pour mun a bokk ci loolu ndax système bi bëggul loolu dafa bëgg ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ci nekk ñu mën a maintenir seen pouvoir maanaam seen loolu di tubaab di wax opulence seen nguur googu ñu mun ko gën a sauvegarder da ngay xool tax ñoo xam ne xëj na dañ doon ñëw xaw a jamono ñu ñëw far ci lii maanaam tawatu askan wi di ci wax di ci xeex yàlla dogal ñu jël leen ñu féete fële rek nga gis ñu changé waxin dal di féete ñoo ñuy nguuru nga xam ne tey day niroog li benn borom de wax xam-xam doon wax naan rongo ñu baadoo la mooy siin cere yu buur loolu ab misaal bu am solo la ci ñu mën a comprendre lu tax loolu ngay wax Macky Sall moom mag sax mag na ma lu bëri xam naa ne bu gën ngaa néew mag na ma xëj na ay juróom-ñeenti at ak yooyu waaye mbir mi ci boppam comme li ma la wax rek benn su ma jógoon tey xalaat yi ma bëgg ko jàllale ci moom ñooñu nekk ci système bi du ñu bëgg mën ma dem duñ ci sawar ba tax na loolu yëpp lu mot a bàyyi xel la beneen bi it moo di ne système bi it wax dëgg yàlla comme dafa am nu mu tëddee ci wàllu politique ba tey kuñ ko xas ba teg rek da ngay am benn légitimité am benn légalité bi su ko defee dañ naan yow loo mënta wax it dañ naan joxuñu la kàddu gi su ko defee doo am benn sañ-sañ doo mën a vraiment jàllale loolu doonte jàpp nga ne xalaat bu rafet la ba tax na kon li koy dindi foofu mooy nit ñi dal di farlu dal di am ak ràññee waaye loolu it pour mu yomb it faw dañuy yee askan wi te loolu it pour mu am dana jafe ndax ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk ñoo yore jumtuwaay yi mën a tax jàllale xam-xam yooyu ak gis-gis yooyu ñoom bu ñu am nañu pexe yuñ koy gàllankoore ba du àgg ci askan wi nañ ko bëggee
donc loolu daal boo ko dee xool moo waral situation bi am te it du Sénégal rek réew yu bëri noonu la demee dañuy fexe ba ñi fi nekk di nguuru dal di nëbb lu bëri askan wi fi ñu leen ko nëbbee su ko defee ñoom seen nguuru gën a mën a toog moo waral ni mu demee nii ba ci kuréel yu mag yi ngay dégg ci ay banque mondiale ak yooyu ab système la boo xam ne ñoom ku ci arrangé wul ku leen arrangé wul rek bokk ak ñoom gis-gis rek bokk ak ñoom xalaat rek yow doo ci mën a dugg ndax bëgguñu maanaam réew yëpp génn ci ndóol tey boo dee xool àdduna bi boo jëlee alal bi nekk ci ñi gën a néew ci doomu aadama yi boo ko féddale woon maanaam milliards doomu aadama yi nekk nga jël ñi gën a tuuti alal bañ dajale rek moo ëpp boo dajalee tey lu tolloog 70% daanaka askan wi 70% laa la wax ñee la ñu yor moom moo ko ëpp xam nga kon dañoo jël alal bi dal di ko tënk ci ay loxo dal di ko féetale fenn kon loolu li muy tekk mooy ndóol amu fi ndóol fenn rek la amee mooy ñi nga xam ne sunu borom da koo xañ mën-mën te loolu it indiwaat na maanaam ci ay cër wala yu demee noonu ba mënul liggéey wala xelam neexul te yooyu it sunu borom boo xoolee dafa indi beneen système boo xam ne day am régulation sociale nga xam tey ñooñu excès bi am ci kenn am dina mën a tax ñu dimbali ñu kon àdduna mettiwul boobu metti waaye nit ñi ñoo ko metti kon daal loolu moom mooy mbir mi responsabilité kenn ku nekk nag da cee am ba tax ñu war ko changer su ko defee ñëpp mën a nekk ci jàmm ndax injustice fu mu nekk rek jàmm du fa am kon loolu daal laa amoon li may tontu ci sa xalaat boobu sama sëriñ di la sant. bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ma sha allahu sayidina habibina ali Dione laa yahrimuka min xamsa rifqahu wa taatahu wa rahmatahu wa maxfiratahu wa jannatahu sadaqa allahu sutaak wa yafir amrak wa qada xaajatik wa malaa qalbaka nuuran wa ilman wa xikmatan wa maarifatan wa imaanan wa burhaanan wa isqan wa xubban wa garaaman wa sawqan ilayk wa radiyallahu ank wa ardaak wa jazaaka wa xabibi fillahi wa kulla man fi majmuati Serigne Sam Mbaye radiyallahu taala anhu wa sayyidi wa habibi Abdullahi Cissé Sam atalallahu umrukuma alhamdulillah ma sha Allah yal na leen ko yàlla defal alhamdulillah teewlu nañ ko fil awal ila axirihi ñu ngi ñaan yàlla may leen fatuhu yàlla wërsëgal leen wërsëg ak topp ko ak yërmandeem ak njégalam ak aljanam te dëggal seen sutura yombal seen mbir yëpp faj seen xaajo yëpp feesal seen xol dell ak leeru anwaaru muhammadiya ak xam-xam bu ànd ak xikma ak maarifatu ak ngëm yàlla ak lay bu leer nañ ak sopp ak bëgg ak sopp ak sawqu yàlla gërëm leen ci zahir ak ci baatin ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alaari génération soppay Serigne Sam Mbaye waaw ci kàddu gi Abdou Khadir Gaye ginnaaw ban tàbbiwaatee ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ak ñëpp di baal ñëpp ak di ziar suñu Abdoulaye Cissé bi rek ci bunt bi ak gan gu tedd gi mu fi indi ak waxtaan bu am solo mi ngi fi def wax dëgg yàlla muy ko déglu la xam ne ku ab gëstukat la ko xam-xam ñor la wax dëgg yàlla muy koo xam ne ni macha allah waxtaan développé na fi ay pàcc wax ma lay pàcc de ay pàcc yu am solo muy yoo xam ne yu am solo yu intéressant te yoo xam ne dañoo amal njariñ xanaa doon ko wax naan xam naa bu fekkoon ne xëy na njuuti réew mi ngi koy déglu xëy na dana mën a am jeexantal si moom te daanaka jeexantal boobu dana wuraat ba ñëwaat si ñun wax dëgg yàlla muy lu am solo développé na ay pàcc yu am solo waaw ku ko déglu rek xam ne ak gëstukat la xam-xam ñor na ko xanaa di ko ñaanal rek suñu borom kàttanal ko te yiir ko ba projet bi bëgg yëpp suñu borom jàppandal ko ci la mu gënee te yàlla mosal ko ci cat wax dëgg yàlla parce que daanaka jëmm yu mel nii daanaka bu dëkkee nekkee ci réew ma da leen di soxla parce que daanaka loo bàyyee ci réew mi ba mu ñëw rek nga delluwaat ko ci réew mi daanaka loolu yi da ci am njëriñ wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfal di rafetlu xam-xam bi wax dëgg yàlla waaw di ko ñaanal wax dëgg yàlla macha allah
waaw kàddu yi am na solo lool ak temps bi mu jël ñu partagé ko ñun lu mu dee am loo xam ne dana ko bokk ñun daanaka loolu it ñu ngi ko ciy jaajëfal parce que xam jot moom amul ak temps wax dëgg yàlla ñu ngi lay jaajëfal encore une fois ci waa turu daara yëpp nag wax dëgg yàlla di la ñaan sàkk sa ñaan di rafetlu lool sax macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. man damay laajte professeur ayyadahullah wa nasra Seydi Alioune Dione analyse scientifique de l'action Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wa arda maanaam ku ko bëgg am téere boobu nan lay def ba am ko. beneen laaj bi nga xam ne bëggoon naa ko indi docteur day nekk laaj boo xam ne day dëppoog contexte bi yaakaar naa ci daayira bi laaj nañ ko fi waxtaan nañ ci ñu bëggoon comme am nañ tey un expert ci domaine boobu mu indi ci xalaatam crise bi fu mu toll Covid 19 bi gis nañ ni déjà d'abord c'est une crise sanitaire mais kat am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi tiit après la crise après cette crise sanitaire là réew yu mel ne Sénégal seen économie nan la war a demee lan moo war a nekk seen ëllëg au plan économique loolu nit ñi tiit nañ ci ñu ngi ciy xalaat waxuma au plan économique sax mais au delà ci wàllu finance est-ce que ñu ngi wax naan dañuy annuler dette bi mais est-ce que annulation dette boobu tey dina tax tey comme ni nga ko waxee léegi góorgóorlu yi nga xam ne ci économie informelle bi lañ nekk nga xam ne 80% pratiquement ci population bi ci lañ nekk ndax ñoom war nañoo am ak njàqare wala déet ci seen ëllëg par rapport ak nii muy demee parce que gis nañ ne souvent crise bu amee rek au plan mondial souvent réew yu gën a néew doole après bu crise bi jeexee ñoom ñoo ciy gën a sonn Sénégal tey boo doon def projection wala tey ngay xool ci li ñuy xaar suñu kanam ban jàngat nga ci mën a def rawatina ci wàll boobu ma wax léegi loolu yi bëggoon nañ indi ci leeral. laaj bi dama koy laaj collectif ak individuel waaw collectif ak individuel maanaam bu ñu ci doon defal tan bi xaat maanaam ay leeral tuuti rek waaw incha allahu taala ak bindkat boobu noonu mu wax ne maanaam César Pogné maanaam fu mu waxee ni maanaam capital mouridisme maanaam ñoo yor économique Sénégal ci maanaam lu mu bind la ci livre wala comme maanaam da ko bindoon ci benn lettre rek bàyyi ko fi wala fekkee maanaam am na livre bu mu bind maanaam nga jàppale ñu ci livre bu tur bi incha allah taala su ko defee buñ ciy baxsu buñ ciy def gëstu ñu mën ko toppatoo. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah. beneen laaj bi tamit maa ngi koy laaj professeur Seydi Alioune Dione ma maana idéal ak communautaire idéal ak communautaire maanaam luñ ko mën a comparer maanaam luñ ko mën a déggee daal idéal ak communautaire waaw idéal communautaire waaw luñ ko mën a déggee ok ak tamit maa ngi dégg ci waxam muy wax Thaïlande 1960 Sénégal ñoo ko rawoon 1960 waaw Sénégal moo ko rawoon te léegi Thaïlande dem na ba dépassé ko maanaam raw ko ci wàllum économique ci yëpp ci yu bari maanaam diggante buy Sénégal di raw Thaïlande ak buy Sénégal di am indépendance maanaam ci ñaata at la am ci ñaata at la toll maanaam diggante bu muy am indépendance ak 1960 bu muy raw Thaïlande maanaam diggante bi maanaam indépendance bi ñaata at la ci diggante bu muy am indépendance ak bu mu koy rawee waaw bu muy rawee Thaïlande ci économie bi yooyu ñaata at la moo dox ci diggante bi. bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah. beneen laaj bi mooy économique boobu dëppoowul ak lu am réalité ci Sénégal lu ko professeur waxee xam ne lu Sénégal ndóol comme ni mu ko waxee maanaam oto bu génn rek ci saa si dugg na Sénégal teewul immeuble yaa ngi yëkkatu ko immeuble yeeg yooyu R+7 yeeg yooyu noonu maanaam lu génn ak lu mu seer wala ci wàllum waruwaay yeeg ci suñ jumtukaay wala ci wàllum technologie ak yooyu lu mu seer Sénégal dina ci bokk na ci ñu ci maanaam ñu ci gën a jot
waaw waaw économique boobu dëppoo ak maanaam réalité bi maanaam lu fi nekk waaw teewul ñuy xiif ñuy gën a xiif ñuy sonn ñu gën a sonn rek waaw waaye lu génn lu teel Sénégal dinañ ci jot ba ñu ko amagul sax day fàttu ci seen bët te jotaguñ ko ci seen loxo waaw maanaam lan moo sabab loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullah groupe bi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñu la topp waxtaan wi ñëpp di jaajëfal docteur Alioune Dione si disponibilité bi di ko ñaanal bu baax a baax ndaxte waxtaan wi am na solo lool xamal nañu lu bari loo xamante ni xamuñu ko woon waaw ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën koo taxaw bu baax a baax a baax gën a yokku xam-xam bi lépp loo xamante ni si la nekk yàlla gën ko see kàttanal bu baax a baax gën ko taxaw wax dëgg yàlla am na solo bu baax. bismillahi rahmaani rahim Cheikh docteur Dione waaw man la Abdou Thiam nekk fii Côte d'Ivoire Abidjan maa ngi déglu bu baax waaw loolu moom dëgg la tur yi moom ñëwul woon ñu ngi rafetlu tontu bi bu baax a baax macha allah te xam ni matale na waaye suñu sang bi ki ñu fi dajale damay dégg muy wax naan picc bu sabee ay picc rek a koy tontu nit bu waxee nit ay nit rek a koy tontu waaye nag mbere boroom xam-xam yu mel ni yéen doon ay doomi sénégalais jàng ci seen diine xam ci di wéetal yàlla di xool mbir mu mën a doon yàlla ci biir c'est très important. Sénégal dafa tolloon ci ay jamono yoo xamante ni dafa mel ni dafa départoon parce que su ma juumul yaa ngi tudd Thaïlande nga xamante ni wax nga ni 1960 ñi ko fekkee ngi toog suñ juumul suñ président bi ci la judd wala du ko jiitu tuuti wala avant indépendance du suñ borom dogalee yàlla am ñu mel ni docteur Dione te duñ benn duñ ñaar duñ ñett bari nañ fi lool. est-ce que ñooñu waruñu toll juste ñu def benn coalition boo xamante ni dañuy ànd ci dëgg parce que suñu sang bu tedd bi li mu daan wax rek Cheikh Abdoulaye ne ci dëgg nga wéet ci ak nga ñàkk saa wéet moom nga war a yemale te xam ni lam la jural la yi gën parce que am na ci loo xamante ni da ngeen cee am part responsabilité bu mag seen digganteeg seen borom seen digganteeg askan wi parce que dafa mel ni noonu nga ko waxee rek. maanaam ñun suñuy gouvernement dafay mel ni boo mënta tàgge mënoo wax loo xamante ni fi ñu toll nii taxul sa jëmmi bopp ji rek a tax doo accès te loolu du njàngale moo xamante ni fi ñu toll nii lii nga wax ci Cheikhul Khadim ñoo yam ba tax na man daal gëm-gëm bi ma am ak yéen borom xam-xam yu mel ni yéen leen lan mooy seen objectif ci Sénégal parce que Sénégal dafa nekkoon ci benn voie boo xamante ni macha allah mu mel ni dafa jékki-jékki mu doon buum loolu dagg léegi nan ngeen di defaat ba fasaat loolu fi Sénégal war a dem jëm fa man loolu day sama deuxième question parce que kenn ku ci nekk ci yéen am ngeen ci part responsabilité kenn ku ci nekk ci yéen parce que xalaat bu rafet rek mënoo ko am te wóor la ne lii boo ko waxee mu am ñoom jariñ boo ko waxul am nga ci daan sa diggante sa borom mooy borom xam-xam bi am xam-xam war koo wax te waxu ko mooy ki nga xamante ni ku war a jàngale la te jàngalewul te yooyu yëpp bu fekkee dafa daje ci suñu réew te kenn ku ci nekk am ci loo xamante ni mara day taali buñ ko dajalee mu doon dara kon yéen est-ce que pare ngeen pour dajale loolu pour jëmale Sénégal ci kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa pour bañ yenn laaj yi rëcc ba laaj bi jëm ci diggante économie sociale et solidaire ak économie informelle ak économie immédiate waaw laaj bu am solo ngoog laaj boobu moom am na solo trop waaye li ma ciy wax moo di ne boo jëlee économie sociale et solidaire mooy économie boo xam ne dafa am maanaam lu ko lal ci ay lu lëkkale doomu aadama yi maanaam tuwaat ab communauté wala ci ab relation sociale wala relation culturelle ñuy yëngatu ci wàllu koom di dimbalante
di faj seen aajo donc loolu mooy économie sociale et solidaire boo jëlee économie informelle bi li ko utalee ak économie sociale et solidaire bi mooy bii ci nature bi la waaye bii institutionnellement lañu ko reconnaîtreul tudde ko économie informelle maanaam formalisé bokkul nekkul ay entreprises yoo xam ne officiellement nguur gi wala kuréel yi dañ leen di jàppe comme ay kuréel yoo xam ne mel nañ ni ñu war a mel maanaam ay nit yi boo ko dee seet day mel ni ay kuréel yoo xam ne ay góorgóorlu lañu yuy bëgg a taxaw bëgg a nekk dëgg-dëgg ay économie ay entreprises yu formel te nekkaguñ ko léegi su ko defee bii ci maanaam melin moo tax ñu ne économie sociale et solidaire bii ci ñàkk ko boole ci reconnaissance moo tax ñu tudde ko informel waaye ñaar yooyu yëpp nag dañoo nekk pàcc yu am solo ci économie bi maanaam tey koom-koom bi yëpp bul ko jàppe rek ci li ñu classé wala di ko compter la ñu dul compter te muy jëfu économie faw dafa war a bokk ci économie foofu nag la économie immédiate ñëw pour régler loolu ne leen déedéet lii ngeen naan économie informelle ak lii ngeen naan économie sociale et solidaire dafa bokk ci li ñuy wax économie immédiate mooy économie bi sës foofu la ñu war a njëkk moom dafa jóg pour xeexal ñooñu économie immédiate dafa jóg pour boole leen ci économie bu njëkk bu yaatu bi bu conventionnel bi dugal leen ci ba pare xeexal leen ba pare won ne loolu moo ëpp doole yéen économie ba ngeen di wax donc foofu la économie immédiate uteeg ñoom moo waral man sama xeex bi ma ñëwee lecture boobu laa def damaa xool courant économique yi fi am yëpp xool li ma jàpp ne moo fi manqué ma jéem a indi solution pour loolu solution bi moom laa tuddee économie immédiate léegi nag li tax lan moo utale économie boobu ab économie sociale et solidaire mën na nekk ab économie bu extravertie boo xam ne léeg-léeg mën naa bañ a lalu sax ci sunuy mën-mën dama lay jox misaal su fekkee ne économie boobu ñuy dimbalante muy sociale et solidaire banque ba nga xam ne moo leen ko lebal ak intérêt yi la mu cay gañe moo ëpp kon économie boobu boo ko dee xool en réalité du ab économie immédiate pourtant sociale et solidaire la waaye du immédiate parce que laluwul ci gox bi laluwul ci matière première bu toxe koo fii donc bu ko defee du nekk économie immédiate boobu nag immédiate mooy li fës boo koy firi ci wolof mooy li fës boo demee ci dictionnaire daf la définir l'immédiat c'est ce qui précède ou succède dans le temps et dans l'espace sans intervalle mooy li nga xam ne dafa jiitu wala mu topp ci espace maanaam ci alam bi wala ci jamono te dara doxul digganteem donc loolu mooy immédiat léegi nag la fës loola nag mën na nekk économie informelle mën na nekk leneen waaye ñett moom moo koy moom la bi ma analyser baat boobu ci laa génn ñetti baat pour mu nekk une économie immédiate ñetti baat yi mooy lan mooy il faut mu nekk une économie réelle pour xeex ak économie extravertie bi maanaam na sukkandiku ci environnement bi wala ci culture bi moo loolu moom mooy économie réelle bi caractère réel bi su léegi valeur ajoutée bi bu dee ci environnement bi ak culture bi mooy ëpp valeur ajoutée lu sukkandikuwul ci sunu environnement immédiat wala sunu culture immédiat donc gis nga loolu mooy différence bu njëkk bi beneen bi mooy il faut mu nekk une économie intégrative maanaam foo mu nekk économie boo xam ne du xeeb dara lépp da koy jël boole ko ci économie bi c'est pas parce que lii dañ ko tuddee informel wala pas ñu koy ko ñu bañ ko donc loolu da ciy dugg caractère informel da ciy dugg économie non monétaire boobu it da ciy dugg ñetteel bi mooy il faut mu nekk une économie soutenue du nekk économie boo xam ne ay banque ko yor rek xaalis bay daw nii di kii mais acteurs yi lañ koy gis na jóge ci acteurs yi maanaam doomu aadama yi ci seen jëf lañ koy natte donc loolu ñett yooyu moo utale économie immédiate par rapport économie sociale et solidaire mën na nekk sociale et solidaire waaye day extraverti mën na nekk informel waaye day dafa fekk extraverti waaye économie immédiate ala kulli xaal mënu la nekk une économie extraverti donc loolu moo leen utale asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ci wàllu individuel ak collectif foofu individuel maanaam boo xoolee nit dañuy wax naan nit dafa am ñaari taxawaay xam nga loolu day xaw a taxawaat ci li alxuraan di wax naan subhaanalladi xalaqa kullaha zawja lépp dafa am dualité maanaam ñaar individuel ak collectif bi moom mooy tax nit ki dal di mat tey ku jógoon rek ne man individuel sama yoon ci société bi rek sa nité dana xaw a mate waaye képp ku jógin ne man société bi rek laa fi nekkal amaana it sa nité mën na xaw naa mën a mate parce que am nga sa jëmm bopp am na àq bu dox sa diggante ak sa jëmm donc individualité boobu dafa am sociétés yi noo leen di jàngate da ngay dem ci ay sociétés yoo xam ne ils sont trop communautaristes am sociétés yoo xam ne ils sont trop individualistes ñaar yëpp nag bu ëppee li ñu naan lépp lu ëpp day baaxul maanaam diggu doom boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngale moo tax il faut que nit ki boole ñaar yi mu boole individualité bi ak collectivité bi individualité bi mooy li la war yow sa wàllu bopp sa intérêt bopp collectivité it mooy nga bàyyi xel jamono ji li la war sa digganteeg say soxna sa digganteeg sa njaboot sa digganteeg say dëkkandoo donc loolu mooy collectivité
li tax ñuy insisté ci yooyu mooy dafa am ay modèle yu ci am boo xoolee socialisme dafa lëkkaloo ci ne collectivité libéralisme sukkandoo ci kii donc gis nga daanaka lépp day balle ci taxawaay boobu ndax da ngaa gën a fësal sa taxawaay ci individualité wala ci collectivité donc loolu mooy njëriñu ñuy leeral léeg-léeg aspect boobu di ko def nattukaay ci ay jëf. waaw kay ku ñuy wax Vincent Montey moom moo bindoon téere boobu moom moo bind téere génne tonnage yu dëkku murid yi li ñu am ci li ñuy représenté ci koom-koomu Sénégal. xam nga bi ma ko kiyee nag dafa yàgg moo tax jàppatuma turu téere bi waaye man toujours téere damay jàpp la ci gën a am solo léeg-léeg dinaa fàtte fii ndax comme téere yu bëri ngay liir léeg-léeg nga fàtte ko waaye jombul dinaa ko gëstuwaat turu téere bi ci boppam ma jox la ko waaye jàppal ne rek Vincent Montey moom moo bindoon loolu ab tubaab la bu ñuy wax Vincent Montey. waaw asalaamaaleykum sama sëriñ wàllu Covid bi yow yaa ngi wax ci contexte bi effectivement li nga wax lu am la gis nga crise bi. dafa nekkoon occasion boo xam ne boo ko jàngatee en réalité xam nga boo xoolee am na coow lu ci am sax ci wàllu bor gi bi nga xamee ne président Macky Sall wax na ne nañ ñu fexe ba ñu baal ñu bor bi am na ñu bëri ñu ci jóg waa ministre de l'économie bu Bénin dafa ñëw moom dal di aw feneen Abdoulaye Daouda Diallo jógaat défendre Macky waaye xam nga loolu yëpp dafa am lu ci am mooy système économique bi may wax gis nga mbir mi sëñ bi bu ñu bëggee dégg dëgg rek ay baal bor ak ay ñàkk baal bor du problème bi xam nga la politique de l'autruche baaxul gis nga mbir problème da ngay jàkkaarloo moom nga réglé ko du ay bor yu ñuy baal wala ñu ñàkk ñoo baal ngooñ ciy génne xam nga tey occasion bu ñëw ñu bëgg ko def occasion politique maanaam du mbir mi dëgg-dëgg mooy lan yow loola bu ñu lay baal tey suñ la ko baalee man maa leen wax li jàpp leen bu ñu dawaatee ab diir ngeen gis ñu amaat bor bu toll noonu ba pare dépendre ci ñoom maanaam ay nax yoo xam ne dafa nekk ci biir te dara waralu ko lu dul ñu bàyyi koom gi ñu am moo ëpp la ñuy leb ñun li ñu am moom moo ko ëpp bu ñu taxawoon ba 80% yooyu ñu leen dañuy def benn politique bu inclusive boo xam ne dañuy tendre vers la promotion des petites et moyennes entreprises jaaree ko ci nan mooy on a de très petites d'abord des du ma ko tuddee sax entreprise mooy kii activité informelle yi ñu fexe ba tendre leen fexe regrouper leen ñu dem ci ay GIE yooyu ñu fexe ba mu dem ci dimension très petite entreprise yooyu ñu fexe ba yóbbu leen ci petite et moyenne entreprise loolu mooy nekkoon xeex gi su ko defee 80% yooyu dañu leen di formaliser ñu nekk nag ñoo xam ne ñoom ñooy yore koom gi su ko defee ñooñu 80 est-ce que xam ngeen ne ñooñu tey yow boo lewee yow au moment où yaa ngi leb 1000 milliards bitim réew secteur informel mën na la jox 3000 milliards ba 5000 milliards dégg nga bu baax li ma wax kon bu ñu waxantee dëgg rek mbir mi du ay dem ci ay banque ñu di la lebal ma dolli leen ci dafa am benn téere boo xam ne Léon Ndikumana ak James Boyd ñaari professeur yu université Massachusetts ñoo ko bind tudde ko la dette odieuse de l'Afrique maanaam der bu musiba bu Afrique bi téere boobu boo fa demee di nga gis ne 54% maanaam boo jëlee téeméer yu nekk juróom fukk yi ak ñeent yi day delluwaat ci bitim réew ca ña ko leble woon ci banque yooyu bokk réew yi nga xam ne fa la xaalis bi jóge woon loolu li ci ëpp nag day demaat ci ñi nga xam ne ñoo yore pouvoir politique bi ak ñoom ñoo koy séddoo kon xam nga loolu ay tappale da cee am ngeen baal ma ci waxin gi donc loolu mooy mbir mi ci boppam contexte Covid bi nag pour ma ñëw ci moo di ne dafa nekkoon occasion pour ñu libérer wu soit ñun Afrique dañ ciy jóge am nañ occasion parce que yàlla benn moment lay may ab benn chance soit ñu am chance xam ne léegi dañoo war a am une économie résiliente maanaam économie bu mën a jàkkaarloog choc yi mooy économie immédiate bi may wax parce que économie immédiate mooy tax nga am hôpital yu doy mooy immédiate bi am école yu doy am xaalis bu doy soit ñu gëm loolu ne ñun buñ ci jógee nag tubaab yi ndikete ñoom mën nañoo am problème ba duñ ñu tal kon nañ fexe demal suñu bopp ndikete ñun ñoo ëpp tubaab yi xaalis nañ fexe ba di exploiter xaalis boobu comme googu jumtuwaay yooyu nga xam mooy génn xaalis bi loolu soit ñu def ko buñ jógee ci lii soit ñu ñàkk ko def tubaab yi gaawantu gis ne ni ñu gaawantoo pour bëgg ñoo lebal ak yooyu commencé di ci wax parce que xam nañ ne nooteel waxoon naa ñetti nooteel yi nooteelu jaam bi nooteelu colonisation nooteelu endettement bi ñoom bi ñu xamee loolu dañoo gaaw commencé waat di waxaat ay leb ak yooyu su ko defee suñu président Afrique yi topp ci kër yi di ŋaŋ di xaw ma nu ma ko mën a waxee di topp ci yooyu wax yi nga xam daanaka du dara pour buñ ci jógee mën a continuer waat bu mu jaam googu di fi wéy loolu mooy problème bi yu bëri nag boo ko waxee lan li ñu lay indil mooy dañoo xamul état rek buñ fa nekkoon du demee noonu déedéet ñaar moo am benn yow nga ne man defuma la politique du ventre boobu ñu waxoon damaa ñëw pour liggéeyal sama réew mu jaral la ko wala boog nga ne man damaa ñëw pour nguuru
jusque là nag dañuy fal ñoo xam ne dañoo ñëw pour nguuru falaguñu ñoo xam ne dañoo jóg pour jaamu askan wi donc loolu mooy problème bi waaye du ay question boo fi nekkee def ni ñoom déet bu fekkee da nga fay nekk nga dem wut réew mi pour ba ko defal sa bopp bu baax moom da nga def noonu donc loolu mooy mbir mi kon bor bi endettement bi ci boppam sii lañ mënoon jóge régler ko définitivement suñ ñu ko baale it politique bi ñuy def bu ñu deful économie immédiate boobu valoriser le potentiel bi fi nekk def une économie résiliente dañuy amaat bor bu ñu toll ñu baalaat ñu continuer waat chaîne bi parce que baal boog ñu lay baal mooy tax ñoom ñu am condescendance nga am seen kersa am seen kii parce que à chaque fois xam nga ke la waroon a fayee ko baal la fexe day am lu dox te digganteeg moom donc tubaab yi système boobu la ñu teg malheureusement suñu chef d'état yi xamuñu loolu di ci topp maanaam muy loo xam ne vraiment lu xaw a ñàkk solo daal loo xam ne dafa xeebu daal te doye di ngeen baal ma ci waxee ni loolu moom mooy problème bi dëgg-dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah